du Sénégal li gën a fës itam si xëtu yéenekaay yi ah c'est ça ñu commencé ko par l'Obs suñu boss. jërëjëf le plus grand tirage du Sénégal. jërëjëf Alwa ñu koy tiré ci 100 000 exemplaires donc l'observateur tey moom dafa xëyee rek ci coow li nga xam ne moo lëmbee dëkk bi fan yi ñu jëm ci mbiru coowu Petro-Tim Macky Sall nag sol na tenue de combat fi mu ne nii wàcc na ci front bi. donc moom fi mu nekk nii daal teg na ay plan contre offensif yoo xam ne daal mi ngi wut lal ay pexe daal boo xool dina ko lijjanti. donc loolu nekk loo xam ne lu si taxaw Amidou Kassé également xam nga jamono yi nii ñu weesu gars yi dañ ko amoon coow woo xam ne bi ñu ko invité fële nga xam ne moo nekkoon TV5 mu am lu mu fa waxoon jëm ci wàllu virement maanaam xaalis boo xam ne jëm na ci Agritrans nee na amu ci benn preuve moom benn preuve amu ko ci donc kon voilà quoi amu ci benn preuve donc kon déjà loolu daf si tax moo yore woon communication. moo yore communication mais nee na moom amul benn preuve ci virement bi nga xam ne Timis def na ko ci Agritrans amu ci. donc voilà mi ngi noonu daf ko wax donc ku ci nekk na ko xalaatee wala gisee ko nu mu ko bëgg a gisee wala nu mu ko mën a xalaat en tout cas daal moom mi nga xam ne moom moo ko waxoon moom moo ñëwaat wax ne amu ci preuve. non li garaaw na voilà donc kii tamit Abdoul Mbaye aussi fan yi sonn na de parce que xam nga daa bokkoon ci système bi gars yi doon nas mu koy fekkee mu génn bugg a dindi léegi nag saa yu dindee benn affaire rek gars yi tegal ko benn affaire ne ko fekkee nga parce que et puis li ci gën a garaaw mooy Abdoul Mbaye tout le temps day wax ne gars yi dañ ma conduire en erreur. donc est-ce que un homme d'état noonu la war di doxale wala warul doxalee noonu lu mu ci mën a nekk li nga xam ne mooy l'observateur daal moom am na ci waxtaan woo xam ne def na ko si moom mooy daal ay kilo oubli yoo xam ne Abdoul Mbaye da ko def ci face à enquêteur digg yi. et puis tu sais que premier ministre day am ay conseils techniques yu bëri. voilà c'est que affaire bi dañ koy gëstu dans sous tous les angles. voilà donc loolu mu nekk et connaissant l'homme ne la woon que gëstu na ko bu baax mais bon s'il appose sa signature c'est parce que effectivement am na ñoo xam ne def nañ seen liggéey lu mu war a woon. waaw donc mi ngi noonu daal l'observateur tamit ñëw ci njombe gu mag benn waay bu sant Diallo daal daa jàpp ñaari nit rendi leen sur le coup keneen ki mu blessé benn couple donc loolu mu nekk page 8 bu l'observateur. waaw mi ngoog folie meurtrière donc déjà loolu ñu taxaw si ba tey ji nag di alxames xam nga Lions yu football yi tey dañuy jouer Aliou Cissé ak Belmadi mu mel ni benn bataille la entre deux amis d'enfance maanaam ñoom daal dañu jàpp ne ay xaritu enfance donc ci page 14 15 ak 16 donc ñoom tey dinañ ci waxtaan bu baax a baax Idrissa Gana Gueye ak Ismaïla Sarr dañoo forfait tey duñ ñëw waaw donc duñ ñëw waa ji nag napp na gars yi de waa ji Denis Troche nee na affaire bi du yomb ci Sadio Mané de kon mu mel ni daal moom am na plan boo xam ne gars yi defal nañ ko tey. Dakar Times moom tey ñëw na Samuel Sarr xam nga yaa ngi koy fàttaliku. mooy argentier bu PDS ki nga xam ne daanaka moo doon toppatoo ci lépp xam ba pare même ba nii léegi sax. mu am sax voilà nee na fi mu nekk daal xaalis baa ngi circulé de ci dëkk bi waaye xam nga pour lan muy circulé déstabiliser dëkk bi. dëgg la waaw nee na xaalis bi daal nii muy tourné nii. amul lenn lu dul déstabiliser waaw donc ci biir loolu nekk na xam ne dal na ci kaw gaay na dal na ci kaw Abdoul Mbaye joxe na ay chiffres yi gars yi joxe am na lu mu ci wax maanaam daal moom ci jëm boppam daal nekk na loo xam ne daal vraiment doy na waar daal li mu ci wax yëpp daal Dakar Times bañ na ko ba ci xëtam benn xët boobu noonu la def sax muy Samuel Sarr mu wax ci mbiru xaalis weeg li nga xam ne moom moo si taxaw. l'enquête daal nee na jonction aar li ñu bokk ak G7 cocktail bu dangereux la pour réew mi donc loolu nekk li nga xam ne daal plateforme bi ak syndicat ñoom nee neen dañuy dox àjjuma bi waaye li ma ci xaw a jaaxal mooy ñii dañoo ne ñoom dañu aar li ñu bokk am beneen groupe bu fële ne aar suñu réew donc mu nekk ñaar ñoo xam ne bokkuñu gis-gis donc confrontation nar a nekk li nga xam ne daf si am donc mu nekk loo xam ne daal wax dëgg neex yàlla mbir mi doy na waar donc déjà tey jii enquête ci loolu la xëyee SDE moom ci jëm boppam tamit coom xam nga fi mu nekk nii ak affairage bu ndox mi donc fi mu nekk nii daal ay coow daal bëri na si Cour suprême waaw donc doy na douane nag démb def na saisie bu record bu garaaw ga cocaïne waaw dafa am ay oto yu jóge woon Brésil jaaroon fii Sénégal pour changer bateau pour continuer woon dem fa la nga xam ne mooy kii nu mu de ça Angola léegi nag nekkete yoo bi xaj yi doon doxaltu foofu noonu daal si lañ xent ne amoon na cocaïne bu fa nekk 238 kilos bon xam naa ne moom àll kooku gramme ñaata lay jar def naa gramme laaj ko Cheikh Faye man xaw Cheikh Faye gramme bi lu muy jar gramme cocaïne ana Kader newul foofu Kader gramme cocaïne xaaral ma laaj ko booy rek booy xam nañ ko gramme cocaïne lu muy jar booy booy dañu clean de bàyyi leen dañu clean bàyyi li ngay café ñaata 100 000 dégg nga booy nee na gramme bi 100 000 lay jar 100 000 moo xamul sax lu muy wax Cheikh Faye waaye xamul dara xaw ma ne booy dañu clean bàyyi leen moo Kader daal ñoo ne gramme bi 100 000 la booy yéen na la dama xam ne 100 000 la gramme bi di jar
yow mi ko cautionné nag. non man cautionné ma ko. waaw booy daal comme 100000 la douane am na 238 kilos yoo xam ne jàpp nañ ko démb fële port xam naa nag ñu ñàkk seen contact yi ngee la booy keneen booy bi ni mu dangereux booy bi xool ko. booy dañu koy bàyyi li ngay café. non man xaw ma ah. bàyyi li ngay café baaxul. kat booy non booy samay booy lañ booy lu ma neex laa leen di wax booy moom garaawul moom keneen ak Cheikh Faye moom kan non daaw da yoonam new si keneen ak Cheikh Faye moom booy jàppal ne lu ma neex laa leen di wax. libération moom ñëw na nee na daal fi mu nekk nii école nationale école régionale bu navigation aérienne ak management am na fa piège bu doy waat bu fa am de ay marché fictif ak ay surfacturation ak ay yenn kalang-kalang daal libération ñëw na def na si enquête bu yaatu ba pare li ci gën a garaaw mooy dafa nekk loo xam ne vraiment dafa écorché image yu ASECNA xam nga démb maa ngi la koy wax ne la ASECNA am na lu fay xeeñ loo xam ne bés bu fële coow dafay am tey nag gars yi libération ñëwaat na si waxaat na si donc mu mel ni daal scandale bu grave dafa nekk li nga xam ne daf si taxaw. te xam nga ASECNA moo ngànk lépp luy transport aérien au niveau de l'Afrique. moom laa lay wax xaalis bu bëri la. moom laa lay wax ni léegi nag dafa am scandale waaye beneen scandale am na fii ñu nekk nii di Almadi. chef bureau domaine bu Ngor ak Almadi am na benn affaire bu grave bu mu ne de coow am na fa de na ko gars yi dem. terrain yi. xaw ma lu mu doon daal. aéroport nañ dem daal libération ñu xool ko waaw donc ñoom daal te da ngay dañuy wax noonu de. yee sa waay nañ dem rek xam nga comme man damay bañ gars yi woo ma fi mu nekk ni temps yi waa dig dañoo am liggéey ci affaire yu pétrole bi moo tax ñun jarul ñuy wax luñ fa yóbbu. nañ jàll ci ñeneen. dee nañu ma sa nijaay dafa nekk actionnaire si Petro-Tim. xalaatuñ ñun suñ famille mosuñoo xam pétrole ñun pétrole les échos ñun pétrole xanaa xamoon ne dañ koy xof day daf ñuy feebar xam nga nit boo lekkee yenn jën yi daaw de xam nga jën boo ko lekkee da lay indi ndoxu siti ñun pétrole bu ñu ko gisee noonu lay def ci ñun suñu yoon newul ci pétrole ñu xamuñu ko sax yii sax ñun nañ jàll ci leen waaye les échos waaye les échos moom li mu wax nee na ajjuma bi nag c'est le vendredi de tous les dangers fii ci Ndakaaru parce que xam nga maa la ko doon wax léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy COJER mooy booyu voilà ñoom nee daal actuellement dañuy def benn contre marche le même jour donc kon du coup à la même heure aussi tam ci même fi ñu koy defee ñoom aussi dañuy def dépôt pour ñoom it place ba kenn moomu ko waaye ki ñëkk a déposé moom nañu war a jox autorisation bi léegi nag COJER mii mbenn xam nga ñële dañoo civilisé ñëw taxaw waxe waaw ñoo nañu fa la même chose léegi COJER provocation leen di rôle COJER tamit ñoom daal affaire bi daal ak lu mu ci mun nekk loolu la ñu wax Coupe d'Afrique bi tey ndeysaan Gana Gueye dafa forfait Ismaïla Sarr également dafa forfait Sadio Mané moom fi mu nekk nii taxaw na pour mu mun a ñëw prochain match gars yi dañu ñëw en forme kandi gars yi waaw xam naa rek Gambie président bu njëkk ba moom it de Miss Gambie bu njëkk bi nee na président bi da doon si mari ngàññam ci moom de loolu la wax de accusé na ko de nee na Yaya Jammeh da koo violé de da koo siif de waaye li ma ci xaw a jaaxal mooy nee na ci biir siif bi mu ñëwee dugg ci néeg bi yow daaw da teel la ko def mbéj teel la ko def loolu est-ce que viol la loolu kay moom dictature la. waaw d'accord léegi nag pour équilibrer information bi xanaa Yaya Jammeh dina si wax. parce que Yaya Jammeh nag li ma ci xaw a jaaxal mooy gars yi woo nañ ko laaj nañ ko nee na moom du ci wax yoonam newu ci. Le Soleil moom ñëw na nee na faut pas interdit tey moom li yooyu gagné rek parce que wóorul dañ nekk ci compétition boo xam ne boo gagnéwul Algérie parce que Algérie ak Sénégal daanaka la ñu wax ne ñooy favori poule bi bu ñu gagnéwul rek tey dañuy may Algérie yoon wu mu demee pour jël place bu njëkk bi. donc kon déjà loolu nekk na li nga xam ne def si kaw affaire yu contrat wu Petro-Tim bi xam nga fi mu nekk nii Seydou Gueye gars yi moom lañ fal pour mu jël yor kaddu kii bi déclenché na de nee na Abdoul Mbaye li mu wax dara du si dëgg. loolu la wax de donc kon déjà loolu nekk na xam nga maa la ko doon wax léegi Gambie Soleil tamit ñëw na nee na Human Rights Watch actuellement ñu ngi ci tànk Yaya Jammeh de fi mu nekk nii boo moytuwul de bu fekkee ne liñ koy jiiñ am na de dinañ ko porter plainte ci kaw dëkk yi ci kaw de. waaw léegi après. et après. Human Rights luñ ñu noonu. mënoo luñ ko def waaw ma ngoog. mais quotidien ça voilà dañuy porter plainte et puis voilà. Sénégalais ñoo mën a régler seen bopp seen problème. su yoonu Sénégal loolu kooku di Gambie africains yi sax du moins laa wax. kooku di Gambie. africains yi daal nañu régler seen problème seen bopp. ñoom ñu ngi noonu de. ñu ngi noonu de waaw le quotidien. léegi nag xam nga coow maa ngi la ko doon wax léegi coowu SDE ak Suez donc xam nga problème dafa am fi mu ne nii am na prolongation de 6 mois waaw léegi nag SDE fi mu ne nii mi ngi naan ndoxam mu mujj donc fi mu nekk daal mooy avenant bu mujj ultime recours daal ultime recours boo xam ne si la taxaw ni léegi nag ci biir loolu fii ak 6 mois daal dañ siy taxaw Yaya Jammeh de ndaw sa kii ba de nee nañ ko c'est un prédateur sexuel
donc loolu lañ ko wax donc mu nekk loo xam ne lu doy waar la trafic international de drogue 238 kilogrammes de cocaïne saisi xam naa de ki ko xaalis la de. ki ko jàpp de bu fekkee ne c'est bien. bu fekkee ne dañ ko ci jox code part de kaa ñoom feeñ na de. ah oui mais c'est une très bonne chose. Ah ñu oui. doon na dañu xarañ. waaw douane bi dañu xaañ ba pare. Vox vraiment Populi. Vox moom dafa ñëw tey nee na Lions yi actuellement fi mu nekk nii dañoo amoon benn malédiction ci Algérie ndax ñun daanaka pour ñu gagner Algérie problème bu mag la woon tey nag dafa jot tey pour ñu mën si taxaw donc Vox Populi moom def chiffre confrontation yi wax ci lu bëri donc déjà loolu def si taxaw actuellement wax naa la ko pouvoir bi day contre-attaquer dans la rue moom it day wàcc waaw day wàcc de démb nag Abdoul Mbaye ak El Hadj Kassé dem nañu wuyu ji enquêteurs yu digg yi donc am na lu ñu fa jot a wax xam naa du ñàkk rek bu subaa dinañ ci am lu ñu leer. Témoin quotidien. Témoin nee na pétrole ak gaz bi de fi mu nekk nii lëmbe nañ réew mi de fast track bi fi mu nekk nii moom it actuellement déclenché nañ ko donc déjà loolee nekk la am def Témoin également ñëwaat na ci li nga xam ne moom mooy saisie bu mag boobu nga xam ne saisie récolté 238 kilogrammes de cocaïne boo xam ne daf koy xam nga ñaata la ci xaalis 14 milliards Cheikh Faye. ba yow ma ne la xaalis la. 238 kilogrammes 14 milliards la ci xaalis bu ñu ko kii. xaalis bu yomb rek. cey waaw 14 milliards la boo xam ne génn na si donc CAN bi Sénégal Algérie une finale avant la lettre noonu la ko Témoin waxee tey mu mel ni match boo xam ne la match bu mag lay doon. Tribune moom nee na douane coulé na navire cocaïne bi ay oto yoo xam ne la daal oto ay marque la yoo xam ne dañuy ñëwoon pour mën a jàll dem fi mu nekk nii nag bu ñu xoolee tuuti douane jàpp na ko donc déjà loolu dafa nekk la xam daf si taxaw dañoo jëloon drogue bi ndëbb ko ci ay oto yu bees tàq yoo xam ne dañu waroon dem fa li nga xam ne mooy Luanda di capitalu Angola waaye ci diggante changé ñaari oto yi daal si la ko douane bi xeeñ waaye nag man jaaxal na ma daal xam naa daal tu sais Seydina dafa am benn affaire bu am c'est que Amérique du Sud lépp lu fa jógee gars yi dañ si bàyyi xel de telle sorte parce que foofu mooy plaque tournante de drogue en fait. Bah oui t'as raison warul bett kenn ah mais vraiment bravo à la douane sénégalaise. waaw donc déjà loolu nekk na li nga xam ne xam nga Brésil bii ngay wax sax dafa am benn délégation boo xam ne daf fa jógee waroon dem ci sommet wu G20 bi Japon daa am benn militaire bi jàpp nañ ko fa 39 kilos cocaïne lañ ko jàppee. waaw parce que ñoom vase diplomatique ni ñu yore. ah mais mi ngi nii jàpp nañ leen waaw 39 kilogrammes daal lañ ko jàppee fële nga xam ne aussi moom mooy tribune tey dem na ci kii mooy Yann Thiam mooy Zahra Iyane Thiam interviewé nañ ko de wax na ci affaire Aliou Sall bi wax ci problème tension de trésorerie bi ñu am fii wax ci wàllu microfinance maanaam daal wax na ci lu bëri loo xam ne bu ko gars yi dégloo tey daal dina nekk li nga xam daf si taxaw kon déjà loolu nekk loo xam daf ki fële nga xam ne moom mooy bande sanguinaire bi nga xam ne dafa nekkoon daal di rey gars yi di teg ay dil ak yooyu gendarmerie jàpp nañu waaw kon déjà moom xam naa ne seen yooyu ñu nekkee woon daal dañ siy taxaw las un vendredi à haut risque état bi indi nañ ñoom aar suñu réew opposition bi indi aar li ñu bokk donc mu nekk loo xam ne ñaari coow yoo xam ne daal daf si am donc mu am aussi également enseignants yi ñoom nee nañ dañu bëgg a marche tamit bokk nañ ci mbir mi saa yi man su ma commencé benn affaire nga fekk si ma si waaw kan moo tooñ waaw mais bon dëgg nag mais dañ comme yaa ko wax léegi ne dañ nekk ci dëkk de liberté donc mi ngi noonu waaw gaa ngi wër Famara Ibrahima Sagna mooy dialogue bi fi national Famara gisatuñ ko de kenn xamante fi mu nekk Idrissa Seck nag nee nañ daa bëgg a wax ci affaire Petro-Tim bi xam naa du ñàkk am na lu mu ci xam daal déclaration officielle déclaration officielle donc déjà loolu nekk na li nga xam ne daf si kii Abdoul Mbaye démb daa jàpp ki nga xam ne moom mooy Aliou Sall daal diigal ko ba mu diig waaye Seydou Gueye ñëw na lépp lu Abdoul Mbaye tabaxoon rek dindi na ko donc déjà loolu aussi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. Walf Quotidien. Walf ñëw na nee na risque de télescopage dans l'air marche pouvoir opposition syndicat ñoom ñëpp dañuy dugg ci mbir mi donc moom ay gàllankoor rek ay jafe-jafe yoo xam ne dañ siy nekk mu am beneen audition boo xam ne également am na Abdoul Mbaye li mu wax enquêteurs yi. Walf moom wax na si donc li Abdoul Mbaye wax enquêteurs yi Walf ñëw na ci bu baax a baax am ci lu ñu wax donc kon gars yi xam naa ne bu fekkee ne dañ siy taxaw daal loolu nañ si bàyyi xel bu baax a baax. Sud Quotidien moom lan la ñëw Lions yi nee na fi mu nekk nii daal ñoom ak fene gi seen combat tey dina métti de day nekk tey ci kanam tout ñu leen di dóor 2-0 ah oui waaw loolu de moom bu amee moom dina baax de waaw rek dina baax de Human Rights Watch fi mu nekk nii toppee nañ mbooroo ki nga xam ne mooy Yaya Jammeh de mayu ñu ko jàmm de ndax Yaya Jammeh daal nekk de doon jël xale yi gën a rafet yow daaw de ci Gambie yaa wax loolu yow
non waxuma ko ñoom ñoo ko wax. waaw day leer de. bu ma dugal de man waxuma. yaa ngi argumenté fi mu ne nii. waxuma argumenté wu ma. Yaya Jammeh Daouda da doon jël xale yi gën a rafet ci Gambie jël leen ne leen ñoom dañoo ñëw bokk ci benn cabinet bu nekk foofu noonu nekkete da doon jël xale yi di leen tëddee loolu man waxuma ko. voilà ni nga koy waxee moo gën. waaw léegi Human Rights Watch jël nañ topp nañ ko nee nañ daal ne leen Yaya Jammeh wax loolu noonu ñu koy wax li mu demee man sax day que pare naa ci est-ce que duñ jàll ci beneen jour kii kan la. réew mi quotidien ñëwaat na waxnaat naa ci loolu. nee na waaw ñetti Gambien dont benn extrémiste nee na Yaya Jammeh dafa leen si violé leen bon ñoom ñoo ko wax. xaw ma ndax du dëgg mais Toufa daal moom loola Toufa nee na Yaya Jammeh daal daa yëkkati sama robe bi sadomisé ma. ginnaaw la ko kiiwee. buñ ko waxoon ci olof Daouda ñu ne niñ ko waxee ci olof dafa ñaaw donc ñu wax ko ci tubaab ka nga xam ne moom mooy Anta moom nee na dafa tëdd ak moom waaw. bintu it par la force bintu moom nee na ca douze ba salle de waaye yow Yaya Jammeh moom lii ñu wax nii na gars yi dem réew mi daal ñu xool li Yaya Jammeh def yëpp non moom. li ñu xalaat ni moo ko def. nañ ko xam tàggat yaram waaw moo gën tàggat yaram moom amul ay kii def lii kii def lee stade ñëw na choc tey. ñu wane Lions yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy fene gi tey ci kanam tuuti 17h mu nekk match boo xam ne match bu mag lay doon ci en tout cas mu nekk vraiment match bu doy waar la donc li nga xam ne moom mooy Brésil tey tamit day fubal moom ak Paraguay muy quart de finale Copa América bi boobu tamit mu nekk beneen match boo xam ne choc lay doon donc voilà donc doy na waar ñi nga xam ne daal ñoom ñoo qualifié comme Nigéria ak Égypte ñoom qualifié nañ waaye Guinée nekk na dos au mur moom daal bu fekkee ne farluwul bu baax a baax soo moytul mun naa ñibbi waaw. sunu lamb. xam nga ku wax lamb wax Xalifa Fuufa ku wax lamb. cumbukaay. yes léegi Moussa Gningue nag xam nga moom lañ tuddee le sorcier de Fass. nee na rëg-rëg dañ ko samp pour ñetteel kon nag na ko gars yi moytu bu fekkee loolu ñuy wax daal am na. te c'est renouvelable. en tout cas xaw ma renouvelable la xaw ma tacite reconduction lu ci mën a am ba des daal mooy. nekk na loo xam ne nen daal na gars yi def très temps parce que dafa nekk booy boo xam ne booy bu dangereux la ba pare elle est très difficile à battre donc dafa nekk li nga xam ne parce que waaye fi mu nekk nii daal nee nañ nag rëg-rëg fi mu nekk nii mi ngi ci yoon direct soit ci Ama Baldé wala ci Sa Thiès mais duñu rëcc gëm naa ne kii mën na nekk roi des arènes de mën na ko nekk mën na nekk roi des arènes loolu daal nekk na li nga xam ne daf si kaw gars yi dañu bàyyi xel si moom trop waaw kii mën na nekk roi des arènes léegi nag Boy Niang sa booy bi xam nga day bëree moo kii la dëggee ñoom ñëpp samay boy nañu waaw non daa parce que maa leen féete mag rek nag waaye waaw non xaw ma lu mu nekk daal xoolal wuy ma équilibré wax ja ok waaw te bu ma jaxase ok sa booy bi Boy Niang ak la dëggee sa beneen booy bi moom nga doon waxal téléphone non la dëgg waaw mais samay booy lañ ñoom ñaar samay booy lañ de toute façon man voilà garaaw la man du ma seetaan bëre de toute façon Boy Niang dem stade du ma dem stade donc Boy Niang dem na Sambe pour mu xam nga maa ngi waxu Xalifa Fuufa waxu mystique. pour defaru waaw pour defaru léegi nag dafa am benn sorcière bu gars yi tuddee Ken Ngom waaw dem na de fan sami daal gëm nañ ne daal fi mu nekk nii bii waa ji demee daal. sorcière nga wax de. sorcière kay kii kay jigéen la Ken Ngom la tudd. sorcière waaw d'accord. sorcière xaw ma nag nu ñu koy waxee ci olof. comme bu ñu ko waxee ci olof essayé wu ma ko sax traduire voilà donc déjà loolu nekk na li nga xam ne sax Modou Lo xam nga dafa ne woon fële Amérique. def naa mooy nooxóor de. waaw xaw ma laajal Daouda ba xam. d'accord Modou Lo dafa dem Daouda xamoo de. sorcière bi koy waxee dama nooxóor wala du noonu. damay laaj waxuma. sorcière laajal Daouda ba xam sorcière. waaw en tout cas daal man Ngom gi mu ko sant moo ma jaaxal. non seen famille la. da nga fàtte kii sa maamaati moo ma jaaxal. waaw Ken Ngom en tout cas mi ngi noonu. fële ci Sambe dem na pour blindé wu mystiquement. absolument Modou Lo dafa def ay weeru koor beeg temps yu yëpp mi ngi woon Amérique samedi bii lay ñibbisi. xam nga moom combat am ci xam naa face to face yi mujj face to face yi léegi ñu commencé di ñëw donc sunu lamb daal tey ci loolu la xëy sunu lamb daal moom tey ci wàllu mystique daal la gën a ñëw. ñuy rappeler tamit que Modou Lo dafa war a dajeek le roi des arènes soit mu foqati roi des arènes bi soit rek saa waay confirmé maanaam ni que moom suprématie voilà si du ko jox kenn. voilà mu nekk loo xam ne combat bu mag lay doon. donc voilà ci juillet bi fin juillet bi donc Modou Lo bugg a indi pour la première fois roi des arènes fi nga xam ne moom mooy Parcelles Assainies waa Pikine bi ñu jotee ci roi des arènes bi Eumeu Sène noonu ne bu si jotee kenn dootu ko jëlaat. wallaay donc déjà loolu dafa nekk li nga xam daf si taxaw mu nekk challenge bu rëy nekk combat bu rëy mais lépp nañ ko def ci fair play. te dañ ko tuddee Youssou Ndour. moom lañ self-made man yes.
ah bon daaw de moom lañ tuddee kii bi. ah combat bi combat Modou Lo bi mooy parent bi. mooy parrain bi. kon kay loolu suñu yëf la. ah foofu nga toll yow. non dama xamul lool. kon kay ñun kay daanaka c'est fini ñun dañuy dem ci combat bi kon seeraani ko. wax la da nga féete trop. fan laa féete. ah xanaa foofu. foote mu fenn. looy tàggoo mon frère. fan laa féete wax yow di bàyyi xel ci ñëpp di kontaan ci ñëpp di leen wax rek ne journée yi loolu lañ indi woon tey donc di am yaakaar ne déglu ngeen ko bu baax et puis na leen mën a permettre ngeen dem jënd journée yi également pour mun ko xool bu baax a baax donc mbiru Alioune Sall moom moo ci gën a fës. et puis waxtaan nañ également ci lépp li nga xam ne jëm na ci actualité yi nga xam daf si am mbiru Yaya Jammeh également fës na si ci viol bi nga xam ne ñu ngi ko koy jiiñ dañ ko koy jiiñ rek donc di leen jox liggéey incha allah suba. Voilà, merci beaucoup 10h06 jot na fii si King FM 99.4 mun ngeen ñu woo si 88 628 99 90 mun ñu seetaan déglu ñu tamit si www.kingfm.sn wala suñu page Facebook King FM Sénégal maa ngi